mu ngoog mbokk yi rafetlu ànd beeg programme ITV dal leen jàmm ci xibaaru njolloor si bokk na ci liñ fi nar a waxtaanee di xaatim déggoo ci diggante Ndakaaru ak Jeddah vol direct yi ñu fa doon amal kon daañu ko tàmbaliwaat gannaaw ba ñu ko dakkale woon fukki at ak benn ngi nii. Mati Diop yegg si démb ci Ndakaaru réalisatrice franco-sénégalaise bi doon lauréat bu Grand Prix bu festival Cannes atum 2019 film bi di Atlantique mi ko may bile ndam mu fas yéene ko xamleek askanu Sénégal. ba tey ci bile jotaayu xibaar daañu woyal nemmeeku ga ñu doon amal ci jotaay gi tey nag ñuy dem utali ca Lac Rose la ñu fay waxtaanee di xorom si ak ña cay yëngu jafe-jafe ya ñuy faral di jànkonteel. tey di talaata yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2019 bisimila ci xibaaru njolloor si. mbokk yi mu nga gannaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi dañu koy doore ak xaatim déggoo bi nga xam ne dox na ci diggante Ndakaaru ak Jeddah li nag waral ñuy amalaat li nga xam ne moo di vol direct yi nga xam ne moo ñeel ñaari dëkk yi le kon bi le xaatim ñu ngi ko amal démb ca Jeddah Arabie Saoudite ak réewu Sénégal xaatim li ni mel ci altine gi kon gannaaw fukki at ak benn nga xam ne dakkaloon nañu li nga xam ne moo jëmoon ci vol direct ñeel Ndakaaru ak Jeddah. leneen lu ñuy waxtaanee ci bile jotaayu xibaar di syndicat bi nga xam ne moo ëmb liggéeykat yi yëngu ci wàllum taxi ñoom nag jamono ji ña ngay yëglu ne bu ñu moywul daañu banque seen yoxo benn fan ci weeru septembre atum 2017 bi atum 2019 kon bi ñu dëgmal benn fan ci weeru septembre ñoom liggéeykat yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum taxi la waral nag seen grève bile mooy rek dañuy ñaawlu njëg li nga xam ne moo jëm ci wàllum carburant ñu ne dafa cher waaye itam koppar ya nga xam ne moom la ñuy génnee ngir mën a jaar ci autoroute à péage bi ñoom nag taximan yi le yamuñu ca ña ngay sàkku ay leeral ci faat bakken ga ñu amaloon ci seen naataango bi di Ibrahima Samb ci atum 2016 la xewoon ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru octobre bi le ñoom ñooñee nag ka leen yëkkatil seen kàddu Modou Ndiaye Léewuya moom mooy secrétaire bu bile syndicat dañu koy teewlu ci micro El Hadj Malick Cissé. suñu ndaje bi li ko tax a jóg mooy dañoo gis ne aussi toll nañ ci benn moment boo xam ne kenn ku nekk xam ne ne transport am na jafe-jafe ñun nag ñu nekk ay syndicat transport moo tax ñu ne tey dañuy def benn signal fort pour taxaw fii ci place de l'Obélisque ni ko Sénégalais yëpp defee daal di exprimer suñu naqar. waaw li ñu metti bari na parce que ci 1er mai bi passé tëgg nañu benn plateforme revendicative bu fukki point ak juróom-ñeent yox nañ ko autorité compétente yi toog di leen xaar depuis 1 mois léegi nag biñ ko yóbboot waxoon nañ leen fii ak 1 mois su fekkente ne bii amuñu ci luñ bëgg dinañu wàcc ci tali bi suñ premier plan d'action daal tey mooy rassemblement bi bu passé incha allah danañu dem grève le 1er septembre incha allah. waaw li ñu sàkku bari na mooy que ni gis nañu ne carburant bi yokk nañ ko fan yi ñu bëgg ñu wàññi ko automatiquement sans délai gis nañ ne am na benn taximan ñu reyeen ko fi. y a 2 ans et demi 300 mois ci ginnaaw s'appelle Ibrahima Samb. boobu ba léegi suñu dossier dafa nekk en lenteur judiciaire ñun loolu lañ jàpp xamuñu lan moo ne ci dossier bi. leneen lu ñuy waxtaanee di génnuk àdduna Amat Amar moom nag di njiital NMA Sanders génn àdduna démb ci altine gi ca réew France ca capitale ba di Paris gannaaw nag ba mu doon teewee ab conseil d'administration bu lii di groupe Total ci la amee ab malaise kon nag néewuk Amat Amar ñu koy xaarandi ëllëg ci àllarba gi fii ci Ndakaaru ñu fas yéene ko jébbal borom bi ca Daaru Salaam féete ca dëkk gu sell ga Touba Mbacké leneen li ñuy waxtaanee di yegg sik démb Mati Diop réalisatrice franco-sénégalaise bi ci Ndakaaru ci aéroport Blaise Diagne nag askan wi ñu daal di teertu ki nga xam ne moo di Mati Diop jël Grand Prix bu nag li nga xam ne nag mooy festival bu Cannes ci atum 2019 ak filmam bi di Atlantique réalisatrice franco-sénégalaise bi gannaaw ba ñu ko teertoo moom nag daal dina yëkkati ak ay kaddu ak it way juróom bu góor Wasis Diop dañu leen di teewlu ci micro Ibrahima Camara. Je suis très très heureuse d'être arrivée voilà kontaan naa torop ci sama ñëw Sénégal bi ma kontaan tamit ci wane film bi Sénégal yëpp. Il y a encore une partie de l'équipe du film sénégalais qui n'a pas encore vu le film donc suñu équipe bi sax am na ñoo xam ni gisaguñu film bi ma yàkkamti pour ñu gis ko
tamit teeru bi rafet na torop maa ngi si kontaan bu baax. Vraiment très ému. J'ai collaboré avec ma fille, bien entendu. lëkkaloo na ak sama doom waaye ngir tekki ay histoire yi nga xam ne dañ ko bindoon ci français ñu soppi ko ci wolof loolu kese laa def. Des histoires de traduction d'un scénario qui était à l'origine. bettuma sama doom Mati mu jël raaya bi ni mel xam naa ni Sénégal jàpp na ci bu baax a baax lu jëm ci wàllum logistique li moom mbégte kese la ci ñun. Et je peux que applaudir. C'est vraiment une performance. keneen ku teewee yegsik Mati Diop fii ci Ndakaaru di directeur bu cinématographie UGJAZ moom itam dellusiwaat na ci bile film xamle ne film bi nag daañu ko xamaleek askanu Sénégal moom itam teewoon na ci yegsik Mati Diop ci Ndakaaru di Omar Sall di ki nga xam ne moom itam liggéey na ci bile film dañu leen di teewlu ba tey ci micro Ibrahima Camara. ndamu Sénégal la ndamu Afrique la day wane que ni si Afrique mën na ne te ñun gëm nañ ni mën na ne. te tey loolu lañ def dem Cannes muy nekk loo xam ni mësta am ci taarix jigéen jël ndam lu toll nii pour Afrique pour Sénégal loo xam ni dafa ñu sigil suñu dëkk tax ba ñu bëri ñoo xam ne xamuñu woon Sénégal aussi tey xam nañ ko ci wàllu culture donc mbégte mu rëy la ñu àndal di gërëm aussi taxawaayu nit ñi taxaw autorité yi parce que am na honneur yi mag yoo xam ne def nañ ko ñu génne salon d'honneur taxawuñu. xam ngeen ne Mati jot na jël nampaay raay bu gën a rëy ci wàllum festival de Cannes bu ñu jot a bokk keroog ci mois de mai et yàlla def suñu ministre Abdoulaye Diop de la culture et de la communication moom teewoon na ba ñu doon wane film bi Cannes ci wane ne vraiment pas-pasom ak mbégteel ba mu jógee seetaan film bi. donc moo tax tey mu yebal ñu pour que ñu ñëw teew suñu doomu Sénégal muy Mati gërëm ko gërëm ñëpp ñu jàppale ci wàllum film bi muy producteur bi Oumar Sall muy acteurs yi muy techniciens yi ak ñëpp ñu fi ñëw troupe artistique yi yu fi ñëw ak yenn taskat xibaar yi xam ngeen ne def ngeen liggéey bu rafet ci wàllum Cannes ñun seede mën nañ ko seede et loolu la ñu Sénégal yi bëgg lu ñu bëgg aussi wax moo di askan yi. dañuy xeex pour que film bi nit yi mën ko xool moo tax grande première incha allah bu ko yàlla defee dañ koy def ci benn naanaam bu gën a rëy pour que Sénégal yu bëri mën a ñëw xool après dina am ay projection ku bëgg a seetaan film bi xam naa ne producteur dinañ ci gën a ñëwaat en tout cas loolu la ñu bëgg que film bi mu fës suñu Sénégal suñu dëkk. mu ngoog ngir sargal ko moom Mati Diop jawriñ bi ñu denk wàllum aada ak cosaan Abdoulaye Diop jamono ji nag ma ngi koy dalal moom Mati Diop ñu fàttali ne moo jël grand prix bu festival bu Cannes ci atum 2019 ak filmam bi di Atlantique ñu waxtaanee kenn koo xam ne ràññeeku na ci bile film moom nag mooy acteur principal bi ñu koy woowee Mame Binta Sané moom mi ngi bàyyeekoo ci banlieue bu Ndakaaru nataalam ak Moustapha Gabar Diop. yow lan la. waatal li ma lay wax ni doo ko wax kenn. Mame Binta Sané moo gën a fës ci film Atlantique bu réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop te jël grand prix bu festival de Cannes ñaari fukki fan ak juróom ci weeru mai bii passé. xalaas lii lan la. xanaa li ngay gis. Ada xanaa police. police man lan laa def defuma dara. Ada mënoo yeewu te nekk nit. xam nga nit ñi dañ lay teg di. du lu mu doon xaar ndax ci buntu këram ca Caaroy Géej la dajee ak réalisatrice bi. dama génn di raxas samay loxo après moom mu romb nii ci raay bi mu dem ba fee ne taxaw mu ñëwaat dugg ci biir kër gi après su la fekkee sama yaay topp ci buntu kër gi ak ci kii bi ci buntu néeg bi noonu mu wax ak ñoom ne daam benn film bi ñuy tourné léegi ñoom ñu d'accord après mu photo ma benn photo nag ci lay di ñëw chaque jour nag. Mame Binta am fukki at ak juróom-ñeent ndam li xaw na ko jëlee kaw. suma xalaat ni dina dem Cannes man pour man film yii rek laa ko jàppee woon man bëgguma woon lu dul tourner film bi rek mu jeex parce que dama sonnoon ci film bi. dund naa ci bànneex naqar waaw yooyu yëpp daal dund naa ko ci mais tey géré naa ko rek. ndorteel bi métti woon na waaye ndam li defal na leen ba ñu fàtte liñ ci daj.
kontaan naa trop moom parce que xaw ma woon na yaakaaroon naa sax nañ gagné parce que luñ tourné ci film bi moo rëy luñ gisee film bi moo rëy foogoon naa ni dañ ci génn yaakaaroon naa ko. maa ngi ñaan yàlla moom continuer di tourner film yu bari. at a ngi nii bi tournage bi jeexee ba tey Mame Binta Sané bëgg tàmbaliwaat jàngam. Mame Binta mannequin la bëggoon doon waaye ginnaaw film bi bu sañoon continuer carrière actrice. leneen lu ñuy waxtaanee di wàllum yoon ak yoonal ak mbirum faux médicament yu Touba Belel verdict bi nag bu procès en appel bi kon tribunal bu grande instance bu Thiès daal dina cay addu ab mandat d'arrêt la teg cib ndodd kii di Mamadou Wuri Diallo moom mi nga xam ne nag mooy ndeyu mbill gi ci bile coow Mamadou Wuri Diallo ñu fàttali ne moom nag amoon na ab grâce présidentielle di dogal boo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci njiitu réew mi Macky Sall kon ñu teggi ko loxo kon bile tribunal daal dinay dellu si waat ci mbir mi ñu daal di teg ci ndoddom juróomi atu kaso yoo xam ne nag da ko fas yéene tëdd keneen kak koo xam ne mbir bi laal na ko di Bara Sylla moom nag juróom-ñaari ati kaso lañu ko daal di teg ci ndoddam dañuy dellu si waat ci bile mbir di verdict bi ak Isidore Alexandre Sène. chambre correctionnelle cour d'appel bu Thiès déggal verdict bi nga xam ne de joxe woon nañ ko ca tribunal grande instance bu Diourbel li ci bés moo di dañoo gàll ci ndoddu kii di Amadou Wuri Diallo mandat d'arrêt. tey jii président chambre bi jox nañu dëgg nee na grâce su Macky Sall tegul ci yoon teggi nañ ko donc la ñu condamné woon Mamadou Wuri Diallo juróomi at war na ko tëdd mais décerné na mandat d'arrêt mbégte ba raw mooy li ñuy waxoon ci Bara Sylla bi fi indi médicament yi kii di avocat général wax ni nañu wàññi penam defal ko ñeenti at lii président bi atte nee na mbir mi garaaw na benn garaawaay boo xam ni nañ ko tëj juróom-ñaari at suñu jëlee en considération musiba bi mu def. waa défense bi mu mel ni ànduñ ci benn yoon li ñu daan Bara Sylla awokam d'accord ci. ñu waxee ne décision bi nga xam ne rendre nañ ko tey du décision boo xam ne man mën naa ko nangu. parce que li ko lal lépp dafa tilim parce que Bara Sylla mooy sénégalais am ko mu seqaloon dossier bi mu bokk beneen réew boo xam ne dafa jege Sénégal ñu may ko grâce génne ko ci dossier bi seppi ko ci dossier bi léegi nag ñu àtte ki nga xam ne ni suñu xeet la si ñun la bokk lañu àtte woon njaareem ñu dëggal ko fii dommage intérêt yi ñu joxe woon njaareem muy ñeent téeméeri millions ñu wàññi ko indi ko 50 millions mais rafetlu ma décision boobu parce que dañu sacrifier le Sénégalais Bara Sylla parce que tout simplement il y a des dessous que je ne maîtrise pas. jamono ji xeex bi dëggantaan moo di garab yu bon yi ñuy jaay ci biir marché yi bu ñu sukkandikoo ci avocat partie civile ak pharmacien yi. soxloo ma dara ci sama bakkan combat bi am solo ak ñi bëgg a ànd ak man pour def lu baax pour dimbali ñoo xam ne amuñu doole ñoo ciy dee. dégg nga li docteur bi wax 800 000 morts keroog docteur Ndiaye Sall ngi li ëpp ci maladie rénale à Touba naa la bàyyi nga eggale ko loolu lépp ak loraange la. ba ñuy tàmbali nag ba def jugement bi dañ ñu woon garab yi ndax garab nekk sax fu mu war a nekk danger la nañ ko lakk ñëpp gis ni garab yi lakk nañ ko ndax kat xamoon nañ li xew démb ak barki démb kon li ñuy ñaan comme arrêt bi tribunal bi pare na. garab yooyu li ministre de la santé ministre de l'économie et des finances ak ministre du commerce la ñu décidé woon ensemble nañ ko appliquer sans délai maanaam garab yooyu nañ ko boole lakk ko ñëpp gis ko. mandat d'arrêt bi nga xam ne nag gàll nañ ko ci Amadou Wuri Diallo ndax lii dana jeexal coowal médicament yi ñu jàppoon ca Touba Belel ak li ci mëntaam mu mel ni waa défense bi de pare guñu ci mbir mi ndax jàpp nañ ne am na yoon yi nga xam ne de mën nañ fa jaar ngir seeni client mën a am dëgg. ñu àddu ci jawriñ bi ñu denk wàllum koom ak plan moom mi amal ab xaatim déggoo ci digganteem ak directeur bu coopération internationale bu délégation bu Union européenne lépp nag jëm ci ab convention boo xam ne xaatim nañ ko ci seen diggante bu ñu ko xaymawee nag ci ay koppar mi ngi tolloog juróomi million ci ay euro ñu xayma ko ci suñuy koppar mu toll ci lu ëpp ci ñetti milliards ci suñuy koppar bi la xaatim nag ñu jagleel ko ngir gën a ñoŋal nekkin bi rawatina dëkkuwaay yi nga xam ne ñoo nekk ci peggu géej gi waaye tam xeex ci lu jëm ci coppeeku yi ñuy nemmeeku ci jaww ji Amadou Xot mooy jawriñ bi ñu dénk wàllum koom dañu koy teewlu ci micro Babacar Touré. Union européenne nag dañu ñëwoon
seen délégation jiite ko mooy directeur général bu développement ak coopération Stefano Manservisi nga xam ne sama xarit la bu nekkee BAD liggéey na lu bëri ak ambassadeur Union européenne fii ci Sénégal buy représenté Sénégal fii ci sunu réew mooy représenté délégation Union européenne ak directeur bi nga xam ne nag moom mooy responsable lépp lu jëm ci environnement ak ci affaire climat ci commission Union européenne. ñu ñëw nag signé convention wu 5 millions d'euros donc ñetti milliards ak lu teg pour mun a soutenir Sénégal ci wàllum changement climatique mooy soppeeku climat. xam nga changement climatique day am conséquence ci économie day am conséquence ci ay nit yi day am conséquence tam surtout ci ay nit yu néew doole. convention bi nag signé nañ ko léegi financement bi dina jàppale Sénégal ñu xeex ak changement climatique. wante aussi dinu gën a jàppale aussi ñu mun a def ay projets ci région côtière yi nekk Sénégal. ci Petite Côte bi ay côté Mbour ci Sine Saloum wante aussi ci Casamance aussi. ñii nag seen bakken mi ngi ci xott gerte di askan bay yeewoo te Tiwaawan Jaksaaw rawatina nag tout tànk yafa li ko waral nag di ñaari bassin de rétention yi nga xam ne ñoom la ñuy nemmeeku ci seen gox boobee ñoom askan wa ñi ngay woote wàllu ci nguurug Sénégal ndax ñii di tout tànk yi dañuy faral di lab ci boobule bërëb di ay bassin de rétention wala nag jamono ji jot na bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu nguur gi daal di leen gestu bu dal njàcc. bassin de rétention bu Tivaouane Diacksao ñu ngi ko tabaxoon ngir xeex inondation yi waaye dafa mel ni bassin de rétention boobu dafa mujjee yokk jàngoro ñii di population ya dëkkee ca wet ga. wax dëgg yàlla bi ba ñu amee bassin bi ñun ñëpp dañoo waxoon alhamdulilah rabbil alamin wante mujjee ñu wax dëgg yàlla loraange la ñu fi indil ndax dañ fee defee collecteur yi baaxuñu mujjee léegi nag mi ngi gis ni ñu ko defee nii xale yi dañ ciy daw guddeeg bëccëg keroog rek yàggul sax benn xale moo dugg ci benn tout temps dafa dugg ci biiru yenn mag ñoo koy gis bu du woon la xale bi noonu lay faatoo dañ ko mujjee génn ba bés bër bi ba dañ ko mujjee hôpital. ñoom ñu dëkkee ca wetu bassin de rétention bi jàpp ne autorité locale yi defuñu dara. maire bi mosu ñoo gis maire bu taxaw fii di ci wax mosu ñoo gis maire bu taxaw fii ñun ñoo fii nekk di ci bëgg a dee suñu fosse douce yi fees na dell ndax ndox mi moo jóg. am na benn rigole bu nekk fee benn bassin nee nañ bassin boobu buñ ko taalee la ndox mi di wàññeeku bassin bi taaluñu ko. ñu génn leen ci situation boobule balaa nawet bi di tàmbale ñoom ñu dëkkee ci Tivaouane Diacksao ñu ngi interpeller autorités locales yi. bëgg nañ ñu jàppale ñu si pour ñu xam ñu defar fii am sécurité xam nga lamp yi aussi tamit ñu ngi fay benn par benn lamp yi nekk si kaw yi ñu ngi fay benn par benn te xam nañ ñëpp xam nañ commune Tivaouane Diacksao amul dara loo xam ne def nañ ko fi. amul dara loo xam ne def nañ ko fi lamp yi day fay bassin bi baaxul déjà mu ngi commencé daanu boo xoolee côté yëpp mu ngi commencé xoolal kee mu ngi dugg ci bassin bi di sangu di gub ay ñax. bassin de rétention bu Tivaouane Diacksao bu moytuwul dafa nar a mel ni bassin de rétention bu Djiddah Thiaroye Kaw maanaam boo xamante ne lu tolloog juróom-ñeenti ndaw faatu nañ ci autorité locale yi nag interpellé nañ leen balaa mbir mi di gën a ñaaw. bu daal njaaj ci jamono jooju ca Wakaam dawalkatu charrette yi ñoom nag ñu ngay ut ay saafara ngir xool nees def ba mën a moytandiku salte gi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci seen gox boobee borom charrette yooyu nag taamu di jël ay saaku di ko takkal yile fas ngir rek ñu mën cee def seeni ay soxla waaye nag ñoom borom charrette yooyu ñoom ñii di liggéeyee ci bokk moomeel bu féetee ca Wakaam ña ngay rafetlu liggéey boobu nga xam ne charretier yi ñu ngi koy def ca gox ba ndax dañuy sóob seen loxo ci liy setal gox bi di Wakaam ñoom ñooñee nag yemuñu ca charrette yooyu nga xam ne dawalkat yi ñoom ña ngay xam ne liggéey bi ñu tàmbali daañu ko wëyal ba sax ñaax si seeni morom yi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen gox yi Ibrahima Camara moo demoon nemmeeku leen foofee ca diwaanu Wakaam. borom saret yu Wakaam mi yàgg nañoo xalaat laata ñuy am pexe si neefere fas yi ngemb mbaa lal ab saaku léegi neefere fas yi dootuñ tilimal la tali bii. ki nga xam ne moom la yàlla dénk commune bi muy monsieur le maire daf ñu mos a convoqué pour ne fos yi daf leen di wutal benn ngemb pour fos boo xëyee bala nga koy tax nga ngemb ko pour neefare yi bañ di tuur bu ma calculé ne fos yi boo xëyee boo ko ngemb am na fos yoo xam ne pour nga laal seen taat yi problème lay indi te ku fi fos weq da ngay faat ñu ne ko nanu wut ay saaku léegi takk ko mu tiim fi fos wi neefare bu neefare mu sotti ko ci biir léegi boo demee ba mu diis nga taxaw sotti ko benn place
après nga dolliwaat ko boo wàccee nga yóbbaale ko nga doon mbalit bi mbaa foofu doon mbalit nga sotti ko si. waa mairie bi am mbégte lool la ndax jafe-jafe yu tar lañ daan jànkonteel la ngir setal dëkk ba. boo xëyee romb nit ñi ñuy dindi suuf si dindi dégager tali bi ñooñu ci feera bi mooy nit ñi nga xam ne da leen di romb ñu sol seen i tenue chaque suba 6 heures du matin ñu xëy ba 11 heures ñu nekk tali bi nga romb leen yor saret dawal sa fas ñu nettoyé pare mu bàyyi fa ay nefare xam nga loolu macha allah sa xel war na am ci lu mu dem donc mais nag bi ñu leen sensibiliser wax dëgg yàlla ñoom tam taxaw nañ ci commencé nañu defar seen fas yi ba nga xam ne mën nañoo xëy ba wàcc li nga xam moom la seen fas yi di bàyyi du wàdd ci tali bi ñu ngi koy couvrir bu paree nag ñu door a seet léegi ñoom nan lañ koy traité ba nga xam ne fu ñu koy dajalee bu oto mbay di ñëwee ñu mën ko yóbbu loolu daal jàppale nañ seen bopp. njiitu borom saret yi si Wakam di ñaax moromam ya. ndax nan dem ba moment yoo xam ne fas yëpp dinañ ko mën ñii ñëw ak ñi ñëw mais loolu daal mooy li nga xamante ni moom laa jëlee si moom laa jëloon pour sensibiliser gars yi maa ngi nag tàyyiwuma maa ngi leen di toog di dem ak a dikk mais nag ba léegi amaguma ci 100% yóbbu. tali Wakam yi am xarkanam bu yees bu tàggoo ak neefere fas yi ngir am dëkkuwaay bu mucc ay si way jëfandikoo yi waaye it ña fa dëkk. mu ngoog ñu yegsi ci xibaar yi biti réew yi doore ko ca Gambie ak ab militaire bi nga xam ne ma ngay joxoñ baaraamu tuuma ka jiite woon réew ma di Yaya Jammeh ne nag moo joxe woon ndigal ñu faat benn taskatu xibaar li ni mel mi ngi xewoon ci atum 2004 foofee nag ca réew Gambie militaire doomu Gambie bi nag moom nangu li ni mel démb ca nag ba mu doon teew ci kanamu commission vérité ak réconciliation di kuréel bi nga xam ne mooy amal ab l'enquête foofee ca dëkk ba di bi taskatu xibaar ba ñu faatoon mi ngi wuyoo ci turu Dayda Aidara kon Yaya Jammeh nag moom ñu fàttali ne ci atum 2017 ci la ab ONG daal di tàmbali woon enquête bi nga xam ne moo jëm ci faat bakkan ya ñuy nemmeeku ci réewu Gambie ak campagne bi nga xam ne ubbi nañ ko fa ngir nag yóbbu Yaya Jammeh moom mi jiite woon réewu Gambie ci kanamu yoon na leneen lu ñuy waxtaanee ci biir xibaar yi ba tey xibaar yi bi ci réew ca Mali ak cong bi nga xam ne ab woto bu ñu daal di yeb ay ndell daal di éclaté ci wet base bi nga xam ne mooy daluwaayu militaire yu réewu France li ni mel mi ngi xewee ca Gao ñetti doomi aadama ñoo ca amee ay gaañu yu metti kon nag woto bi nga xam ne éclaté na démb nag ci altine bi gi mi ngi xewee nag ca fi nga xam ne daluwaayu ay militaire la te ñu fay nemmeeku lépp nag ci juróom fukk ci ay takk der yoo xam ne ñu ngay wattu karange ga foofee nag ca Gao doon amal nag ay patrouille ñoom nag daal di bokk ci opération bi nga xam ne moom la ñuy woowee opération Barkhane nga xam ne nag lu ëpp 4 junni ci ay militaires yu doomu réew France ñu ngi foofee nag ca Mali bokk ci opération bi ngir wattu karange askan wa ca réewu Mali. tàggat yaram la ñuy yegsi ak bëre bi nga xam ne doxoon na ci diggante Lac de Guiers 2 ak Boy Niang 2 xewoon ci Gao fukki fan ak ñett ci weeru juillet te nag arbitre bi xamle woon ne dañoo match nul tembo ñoom ñaari mbër yi le ñoom ñooñee nag dugaloon ab recours kon seen moom nag mujjee na àddu ci mbir mi la mu xam ne nag moo di jox na ndam Lac de Guiers 2 kon Lac de Guiers 2 puncheur bu Waalo moo daal di am ndam ci kaw Boy Niang 2 gannaaw bëre bi ñu amaloon ci fukki fan ak ñett ci weeru juillet atum 2019. tàggat yaram ba tey ak wàllum football Sadio Mané mi ne moon démb nemmeeku ji ndaw ya féete ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru gannaaw nag ba ñu jëlee ñaareelu place ci jongante Coupe d'Afrique des Nations ñibbisi ci Ndakaaru gaaw gi ñu génn ñoom gaynde yu Sénégal ñu dalal leen askan bu takku teertu leen kon Sadio Mané nemmeeku ji woon université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mbooloo bu takku itam teertu ko fa waaye nag mbir yi daa mujjee ëppi loxo ay sànni xeer lañu fa daal di nemmeeku Isidore Mumbikabu teewee woon na ko. Sénégal yeggaat pour ñaareelu yoon ca finale Coupe d'Afrique des Nations depuis samedi ba tey nit yaa ngi wéy di gën a féete suñu ngaynde yi ba ca mujj Sadio Mané bu ñëwoon seeti étudiants yi fii ca université Cheikh Anta Diop. loolu ko wundu engouement bi nga xamante ne yi les étudiants amaloon nañ ko ci kan bi lee waaw maanaam ni ñu ko mën a waxee rek mooy li ñaan ay xol yu bëggante dañuy gisee
Sadio Mané bëgg na étudiants yi bëgg nañu Sadio Mané. Sadio Mané yi boo ñëwee ci fan zone université bi maillot bi nga xamante ne bi moom lañ fi étudiants yi gënoon a sol mooy Sadio Mané. Sadio Mané moom moo doon symboliser l'espoir ak yaakaar ji nga xamante ne bi moom nañu sénégalais amoon ni moo leen doon indi coupe bi mu porté équipe bi étudiants yi bëgg koo njukkal moom tam aussi mu yëg ni étudiants yi porté nañ ko ci seen xol mu ni aussi day ñëw njukkal leen. laata Sadio Mané di yegg si nag étudiants yi bëgg nañ bu baax a baax ngir janook ki nga xamante ne mooy numéro 10 bi équipe nationale. koo gis étudiant comment dire bàyyi seen cours bàyyi seen jàng ñëw di suivre CAN bi loolu rek vraiment war nañ ko rafetlu te ñëw fii Sadio Mané ci université Cheikh Anta Diop vraiment loolu lu rafet la ñu ngi koy rafetlu et ñu ngi koy ziar ñuy ziar équipe nationale yëpp. man damaa ñëw pour gis Sadio Mané tey laa ko yëg tey ci suba si laa ko yëg ma gis ñuy def ko statut après bi ma révisé ba pare ci laa ñëw damaa kontaan parce que Sadio Mané sama joueur la tamit su ma yëgee ne day ñëw université du ma def lu dul kontaan si loolu rek. ñu ko doon xaar nag ci 17h ñu dem ba 18h toftal daanaka Sadio Mané kenn gisu ko li lay waral étudiants yi tàmbalee mer. ña toog ba 18h30 Sadio Mané daal di yegg si. étudiants yi kontaan ci lool bu mu génnee ba saafanteeg ñoom ba delluwaat fi nga xamante ne mooy dalukaay bi ñu ko beral étudiants yi daal di sànni ay xeer mujjee tas jotaay bi. bile jëf nag ci université Cheikh Anta Diop ñu bëri di koy naqarlu mu doon li nga xamante ne waru woon étudiants yi le même su fekkente ne sax kontaan nañ bu baax ngir janoog Sadio Mané yenn yi war nañ koo jomb. Sadio Mané doon ku ràññeeku ci footballu Sénégal leneen lu ñuy waxtaanee di tam lu ràññeeku fii ci réew Sénégal di Lac Rose foofee nga xam ne nag liggéey bi jëm ci wàllum xorom si ñu ngi fa koy nemmeeku ay ndaw waaye itam ay soxna di ci faral di soob seen loxo mu di liggéey bu metti bëri itam ay jafe-jafe nañu amalee liggéey bi dañuy dem nemmeeku jikko ak Omar Kane. juróom-ñaari waxtu ci fajar la ñuy yeewu. ci xayma ñu ngi wàcce lu toll ci juróom benni fukk paanu xorom ci gaal bu nekk 2 ba 3 gaal bés bu ne mu nekk liggéey boo xam ni dafa yàgg te metti moo tax bëgguñu benn yoon juum ci lim bi ñu am seeni méthode bopp. ngir fagaru ci xorom si dañuy jël seeni matuwaay. moom ñu xëyee 7h ñëw fii fekk gaal yi génn bu ñëwee daal di diw suñu karte sol suñu kawas sol suñu plastique après ñu daal di commencé liggéey bi. gaal 2000 lañ ñuy fay bu soog ubbi ni gaal 2000 waaye bu demee ba si kanam paan juróomi dërëm. léeg-léeg ma wàccee ay 3 gaal léeg-léeg ma wàccee 4 gaal daal du toujours daal li nga mën tey nga mën lii suba daal. du toujours nga mën a wàccee li tey da ngay wàccee tey 2 gaal wala tey 3 gaal wala 4 gaal diwul fenn daal. jigéen ñi ñooy wàcce xorom si ci gaal yi waaye góor ñi ñooy dem ut xorom si ci biir lac bi waaye balaa ñuy sol xorom si dinañ ko weer lu toll ci juróom benn ba juróom ñetti weer. yu marron yi moom bon poussière bi la rek mais à l'intérieur dafay weex mais le sel qui vient de sortir il est gris quoi dafay xaw a gris mais avec le soleil boo amee 2-3 jours rek dafay weex quoi. balaa ñu koy sol ci saak yi bi nga xam ne ni moom mooy nekk qualité dina toog lu mat 7-8 mois ñu koy door a def ci saak yi boobu moom la ñuy def ci saaku yi mais bii door a génn moom duñ ko def ci saaku yi parce que dafay tooy il faut ñu mu taw ci kawam ba mu lavé wu rafet ba pare ñu door ko sol ci saaku yi moom dina am lu mat 7 mois ba 8 mois ñu door koy sol ci saak yi. xorom soo xam ni liñ koy exporté moo ëpp fuuf liñ koy consommé fii ci Sénégal. xorom bi nag booy xool lii génn moo ëpp li ñuy lekk fii nii parce que bu fekkee xam nga xorom bu fekkee da nga koy jël rek su ma jël par exemple benn saako xorom bëgg boon sa kër tey yi mën na fa am presque 2 weer mais nag usines yi dañuy jël xorom di utiliser bu bëri boo gisee mu génn sous région bi dañ koy def seen yóbbu ci àll bi jur gi di ko lekk ak usines yooyu mais li ci ëpp moom dafay génn bitim réew comme dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire Bénin Niger astafurlah Niger
Burkina Faso ñaari Guinée yi Mali xorom bi yëpp bu bëri dafay dem foofu parce que dëkk yooyu bëgg nañ xorom Sénégal bi trop mais problème moom mooy problème lu ko yóbbu foofu parce que gaal yi lay xorom bi dem ëpp lu muy dem te gaal yi bëriwuñu noonu te dafa cher par conteneur lay dem parce que boo jëloon tali bi tey nga bëgg a jël yoon bi camion pour nga yóbbu foofu benn camion Burkina Faso di nga fay $2 millions ak juróom-ñetti fukki junni tan bu def fukki junni ak ñaar loolu dafay metti liggéeyu xorom nekk liggéey bu metti te yàgg mu mel ni coono bi méngowul benn yoon ak payoor gi. Omar Kane di jaajëfal soxna yi nga xam ne ay jàmbaar fàkk tëdd lañu mbokk yi mu ngoog fii lañuy yëkkatee jotaayu xibaar yi day wéyandi ci www.emedia.sn météo léegi lay doon ca ngeen jëf.